أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم asalaamaaleykum mbokku sénégalais yi asalaamaaleykum mbokku Parme ak province man la seen président Ibrahima Diop ma dellu si rek fas yéene waxtaan ak yéen tuuti rek ci mbirum association bi particulièrement jëm ci xale yi. Ok donc may gërëm avant tout sénégalais yépp ci jàpp bi nga xam ni ñu ngi koy jàpp ci doxalinu association bi di ci def seen doole di ci def seen temps di ci ànd aussi seeni xalaat yu rafet. Donc may fàttali rek ni commencé nañu jaay carte de membre yi bien que xaw naa jafe tuuti dem ci nit ñi ak yooyu bon mais defoon naa fa vidéo buy expliquer anam yi nga xam ni nit ki bu ko bëggee foofu la war a mën a jaar pour jënd carte de membre yi. Donc loolu fàttali rek lay doon may ñaax sénégalais yi nii nañu farlu ci jënd carte de membre yi nañu farlu ci jënd carte de membre yi. Parce que loolu liggéey yi nga xam ni moom lañ programme yi xam moom la ñu am te fas yéene ko taxawal ci 2021 bi une partie ci loolu la aju. Ok ndax dëkk bi amul loo fi def loo xam ni du laaj ay dépenses. Ok voilà donc li nga xam ni moo gën a yokk tax tey ma fas yéene lancer benn message mooy yaakaar naa ni askan wi yépp xam nañ ni at bu ne ci ceexalu at mi dañ daan def benn fête tuddee ko festa dell'istruzione muy fête boo xam ni mi ngi daan dem at bu ne ci xale yi particulièrement xale yi nga xam ni dañuy jàng ci école yi. Ok nga xam ni dañ daan laaj pajel yi seet li nga xam ni mooy méritocratie ñu doxal ko maanaam xale yi nga xam ni ñoo gën a xarañ ci njàng mi biñ daan joxe cadeau yeeg yooyu ñooy am cadeau yu gën a am importance. Voilà donc loolu ba ñu ko tàmbalee léegi mosuñu ko arrêté mais nag ren dafa am particularité bi mooy ñépp xam nañ ni ak mbas mi nekk ci réew mi muy feebar bi di Covid-19 tax na ba activités yi ñu daan def ci fin d'année bi dajale sénégalais yi dajale sunuy doom dajale góor ñi ak jigéen ñi mag ak ndaw ren mënul nekk parce que dañu koy tere ak depuis ci yem yi dañuy tere dajaloo waxuma la ak d'organiser ay fête. Donc vraiment nekk na loo xam ni aussi lu tiis la parce que ñun jëloon nañu impegno ni duñu ko wàcc que ni impegno boobu duñu ko wàcc at mu ne dañu koy taxawal mais xam ngeen ni en cas de force majeure li ñu mën a def rek mooy sàmmonteeg li nga xam ni mooy loi yi nga xam ni ñoo nekk en vigueur ci période Covid-19 bi. Mais nag ça veut pas dire que ni dootuñu organiser fête. Incha allah ñu ngi seet ci début d'année bi pour que temps bi permettrait ak mbas mi ci réew mi permettrait dinañu dellu woo xale yi woo mag ñi woo ndaw ñi woo góor ñi woo jigéen ñi ñu bokk def benn fête donte du nekk festa dell'istruzione mais dina nekk fête boo xam ni xale yi dinañ ci gis seen bopp mag ñi dinañ ci gis seen bopp. Donc loolu mooy pour le moment xalaat bi nga xam ni am nañ ko te am yaakaar ni ci début d'année 2021 bi incha allah dinañ ko fas yéene taxawal. xamuñu nag ba xam janvier nekk wala février wala mars mi ngi dépendre lépp rek ci li nga xam ni mooy vaccination yi nga xam ni incha allah léegi mu commencé donc lépp mi ngi tàmbalee mi ngi ajowoo ci andamento situazione salute nationale bi. Ok incha allah bu jàppandee rek dinañu organiser fête dinañu organiser yeneen activités yoo xam ni xalaat nañu ko ci 2021 bi. nag dama ne woon xale yi
duma leen bàyyi loxoy neen moom leen bàyyi loxoy neen parce que dafa am loo xam ni moom laa doon xaar mu sotti ma doog a def vidéo bi jëm ci xale yi ndax aussi man maa ngi représenté chez CPP au niveau de la consulte Dei Popoli nga xam ni mooy consulte bi nga xam ni commune moo ko organisé te mu géré peuple yi nekk fii yëpp Parme et province Parme excusez-moi donc ci la bokk te consulte Dei Popoli ak partenariato ak laboratoire familia dañ doon bind benn projet boo xam ni pour xale yi la ak pour mag ñi aussi mais particulièrement xale yi donc ma ni woon xale yi nga xam ni ràññee nañ leen ci seen njàng ràññee nañ leen ci seen sérieux ràññee nañ leen vraiment ci seen empeño ndax li koy firndeel mooy at bu ne xale yooyu daan may cadeau mooy wane ni xale yooyu xale yi assidu lañu xale jàmbar lañu mais nag ren xale yi dafa am loo xam ni dama leen ko bëgg a ñaan ñu def ko ngir ñoom seen bopp ñu def ko ngir seen famille ñu def ko aussi ngir seen askan ok dafa am benn projet boo xam ni taxawal nañ ko ak Casa dei Compiti projet bi lan la projet écriture la maanaam bind muy poésie wala muy xalaat loo xam ni yow sa gis-gis la wala muy loo xam ni dafay informer wala luy yee askan wi wala xale yi donc loolu ab concours la concours bi nag mi ngi war a commencer le 18 janvier 2021 ci lay tàmbali fi muy amee ak nan lay amee brièvement moom laa leen bëgg a expliquer ni concours bi mi ngi commencé le 18 janvier di jeex le 18 avril donc mbind bi ñuy bind ñaari catégorie la catégorie infancia mooy da ngay bind pour jëm ci xale yoo xam ni dégg nga maam dañu am ay 4 ans ba ay 11 ans muy loo xam ni ñoom mën nañ ko comprendre wala ngay bind loo xam ni dafa commencé 11 ans jëm ba 18 ans donc ma koy répéter mën na nekk poésie mën na nekk benn pensiero mën na nekk ay lépp te bind bi aussi du rek italien parce que ci jury bi am na italien man ci la bokk donc ku bind français dinañ ko mën a lire ku bind arabe aussi dinañ ko mën a lire ok donc doomu sénégalais yi nga xam ni dañu bëgg a bind français mën nañoo bind français ku bëgg a bind italien mën ngaa bind italien donc loolu aussi invitation la aussi boo xam ni dama koy def pour parents yi parce que je crois que ni xale yi war nañoo mën a commencer di bind war nañoo mën a commencer li nga xam ni mooy seeni xalaat seeni pensieri rek seeni punto di vista ñu commencer di ko bind ci ay këyit jafewul 2 pages la ñuy laaj page bu nekk 1008 caratteri compreso gli spazi ok donc jafewul boo bindee ñaari page yu fees déjà loolu pare na moom la ñuy laaj jafewul voilà donc may ñaan parents yi aussi ñu jàppale xale yi ci loolu ba ñu mën a bind loolu nga xam ni mooy seeni xalaat affaire bi nag am na règlement bi mooy li ngay bind warul nekk ni da nga ko recopier fenn sa xalaat la war a nekk sa xalaatu bopp waroo ko jukkee aussi ci livre boo xam ne dañ ko bind ba pare waaw lii lu bees lay doon loo xam ni musuñu ko bind fenn muy sa xalaat donc nga bind ko xale yi mën nañ cee bokk mag ñi mën nañ cee bokk parents yi aussi mën nañ cee bokk ku bëgg bokk mën nga bokk muy xale yi muy mag ñi ok bon dama ne le 18 janvier lay commencé mais dès à présent xale yi mën nañoo commencé bind parce que ñu ngi dugg ci période de vacances
xale yoo xam ni amuñu compétit wala compétit yi bëriwul mën nañu commencer bind ku soxla information parce que règlement bi yor naa escaïde aussi de participation yi nga xam ni képp kuy participer war nga ko remplir escaïde bi am na benn email boo xam ni fa nga koy envoyer mais loolu yépp mi ngi ibbi le 18 janvier mais gannaaw tijjeegul man dama koy anticiper pour yombalal sama askan li nga xam ni mooy mbind mi nga xam moom la ñu war a bind jëm ci concours bi képp ku soxla information ci concours bi boo ma wooyee sama téléphone dinaa la wuyu te dinaa la jox information yi nga xam ni moom nga soxla pour nga mën a tàmbale donc sama numéro téléphone chaque fois yaakaar naa ñu bëri am nañ ko mais dama koy bamtu 388-967-968 képp koo xam ne da nga soxla gis règlement bi wala da nga soxla gis escaïde yi boo ma ko laajee dina la ko jox mais à partir du 18 janvier ci am na site boo xam ni incha allah boo ci demee di nga trouver escaïde bi di nga trouver aussi procédure bi di nga trouver aussi email bi nga xam ni boo bindee ba pare fa nga koy envoyer pour mën a participer ci concours bi donc xale yi loolu mooy li nga xam ni andil naa leen ko muy concours boo xam ni bu doon sama sago doomu sénégalais yi participer ci bu doon sama sago sénégalais yi participer ci mag ñi aussi donc dafa am solo parce que loolu luy firndeel na ni sénégalais yi ñu ngi gëstu ñu ngi sàkku xam-xam ñu ngi ci école yi c'est important donc concours baa ngi noonu na ci ñëpp jàpp na parents yi particulièrement fexe ba xale yi participer ci ñu bind ko italien wala ñu bind ko français c'est la même chose amul problème dinañ fexe ba dinañ ko mën a jàng ci kanamu jury bi nga xam ne man mii ci la bokk ba nga li nga xam mooy seen xalaat nit ñi dinañ ko xam voilà donc loolu mooy en quelque sorte li nga xam ni andil naa ko pour xale yi mais may dellu rek di bamtu ni vraiment a noi dispiace tanto sul fatto che quest'anno non riusciremo a organizzare la solita festa che facevamo tutti gli anni. Penso che lo sapete tutti, si chiama festa dell'istruzione. Purtroppo, e dico purtroppo, quest'anno non riusciremo a organizzarla quella festa causa Covid. Causa Covid perché i DPCM che se ne sono, le regole, le leggi che sono in vigore in questo momento qua non consentono l'organizzazione di questa festa. Veramente io come presidente della CSPP e tutto l'esecutivo che tutti gli anni organizziamo questa festa ci dispiace tanto, ci spiace di non poter vedere i nostri ragazzi, di non poter festeggiare i più bravi, di non poter felicitarli sull'impegno che fanno a scuola, l'impegno quotidiano che fanno tutti i giorni a scuola. Ci spiace tanto, però vi promettiamo che non finisce lì, perché noi speriamo tanto sul vaccino che al momento inizierà nel mese il 27 dicembre andando verso gennaio-febbraio, che magari piano piano quando avremo iniziato a fare questi vaccini qua, che magari la malattia andrà via. Una volta che i tempi lo consentiranno, organizzeremo una festa per i bambini, piccoli, grandi, per le famiglie, per tutta la comunità senegalese di Parma e provincia. Ok? Quella lì è una promessa che abbiamo preso e lo aumenteremo e cercheremo di darvi soddisfazione su questo punto di vista. L'altra cosa è che avevo pensato di non lasciarvi senza niente in questo periodo di vacanze è che la consulta del popoli di Parma insieme a Casa dei Compiti e altre strutture stanno organizzando un concorso di scrittura.
che sia pensieri, che siano poesie, ben venga. L'importante è di partecipare e l'invito vale sia per i bambini sia per i genitori. Quello che scriveremo è su 2 livelli. Il primo livello è di scrivere qualcosa che va all'indirizzo dei ragazzi e dei bambini da 4 a 11 anni e l'altro da 11 anni fino a 18 anni. Ok? L'importante è non scrivere una cosa già scritta dentro un libro. L'importante è non copiare i pensieri dentro un libro, ma vogliamo che i bambini tirino fuori i loro pensieri, che i bambini imparino a scrivere. È importante, perché la letteratura fa parte della cultura, noi ce l'abbiamo, ok? Uno può scrivere sia in francese che in italiano, non c'è problema, sia in francese sia in italiano. La giuria di cui io faccio parte saremo in grado o di tradurlo o di spiegarlo alla gente che capisce più o meno l'idea che i bambini o la persona vuole esprimere. Quindi è importante. Dico che il concorso parte dal 18 di gennaio 2021, però io come associazione vorrei che i nostri figli cominciassero prima. C'è da compilare delle schede di partecipazione, c'è da firmare il regolamento e poi mandarlo a un mail. Io per il momento ho tutte le informazioni. Chi è interessato a queste cose qua e vuole anticipare, vuole cominciare il suo lavoro prima della data del 18 gennaio, mi può contattare al mio numero di telefono 388 17 96 758. Quando mi contatterà io darò la scheda, il regolamento, così lo leggono insieme ai genitori e cominciano a scrivere. Così guadagnano del tempo. E il concorso va fino al 18 di aprile. Ciò che chiede il concorso è di scrivere 2 pagine, ognuno 1800 caratteri, compresi spazi. Non è tanto difficile. So che i ragazzi veramente hanno una mente talmente aperta e insomma hanno delle idee, i nostri figli hanno delle idee. È importante dare a loro l'opportunità di esprimersi, è importante, ok? Quindi è un invito che faccio ai nostri ragazzi. So che sono in grado, perché i voti che vedevamo tutti questi anni passati dimostrano che i ragazzi hanno la capacità e questa capacità bisogna solo trascriverlo su un pezzo di carta. Pensieri, idee, punti di vista, importante. Quindi questo è l'invito che faccio all'indirizzo dei nostri ragazzi, all'indirizzo della nostra comunità per partecipare a questo bando. Se ne sono dei premi, chi leggerà il regolamento vedrà che se ne sono dei premi e sono premi importanti, ma non penso che dobbiamo partecipare solo per il premio, dobbiamo partecipare perché vogliamo scrivere, perché vogliamo condividere i nostri pensieri, vogliamo condividere il nostro punto di vista. Quindi questa è l'idea principale. Veramente per il momento rimango a disposizione per chi ne ha bisogno di più informazioni. Donc mbokk yi maa ngi leen di gërëm, maa ngi leen di sant di ñaax parents yi ñu gën a farlu ci njàngu xale yi, di ñaax parents yi ñu épauler, ñu gunge xale yi ci li nga xam ni mooy seen circuit scolastico. Dafa am importance parce que njàng mi du rek pour am liggéey, mais njàng mi objectif principal bi mooy xam-xam, la connaissance. Xam-xam nit du ko boo xasee ba am doo ko ñàkk, ok? Donc parents yi défi baa ngi noonu, projet baa ngi noonu, ñu jàppale xale yi ñu mën a bind incha allah
donc ma bañ a guddal rek ma yem foofu man la woon seen président Ibrahima Diop ma dikkoon rek di andi leeral ci li nga xam ni mooy fête bi nga xam ni daan nañ ko organiser at bu nekk te ren bi ñu ko mën a def donc incha allah waaye yoon yemul ci benn dañ koy dàq ba beneen yoon donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous incha allah tey souhaité ñëpp bonnes vacances et de très bonnes fêtes avec toute la famille maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam.